gërëm dinañ ci sant yéen ñëpp ci seen teewaay ak liggéey bi ngeen di def. ma bëggoon ne nag campagne électorale bi pour ñun pratiquement jeex na ndaxte suba rek moo ci des mais dañoo décider def suñu conférence de presse tey pour waxtaan ak askan bi waxtaan ak journalistes yi pour tënk rek li nga xam ne jot nañ ko def ci campagne électorale bi. ñun nag commencé nañ nag avant campagne bi di def ay échange pré campagne la woon comme ñëpp ñu ko doon defee waxtaan ak askan bi bin ma choisir ma nekk candidat ñu ne ma yaay nekk candidat Benno Bokk Yaakaar waa Benno yëpp booloo nekk benn amuñu beneen liste parallèle amuñu dara ñëpp ñoo booloo ne Amadou Hott yow leen bëgg nga nekk suñu candidat ñoom ñoo waxtaan seen biir kenn forcé wu leen man nangul leen ko ndax bëgg yëmbal ndax gëm yëmbal ndax xam jafe-jafe yi nga xam ne am na fii ci yëmbal mënuñu rek am maire boo xam ne day doxalinu classique mooy nga am budget bi rek jël fonctionnement presque 90% nga def ko ci fonctionnement 10% rek nekk ci investissement doo wuti ay partenariat ci biir réew mi wala ci bitim réew doo lëkkaloo tam ak nguur gi ndax say projet yi nga xam ne xaalis bu bëri moo ko war a def li mel ni inondation yi pour mu jóge fi yu mel ni ndox mu tilim mi nga xam ne da nga koy tuur ci mbedd yi loolu pour mu jóge fi ñu defaat fi ay tali karo defaat fi ay canalisation loolu yëpp nag état moo ko mën a dimbali waa mairie donc il faut que mairie lëkkaloo ak état di waxtaan ak état diis ko ay soxlam ndaxte état jàppale ko te man loolu laa nekkoon sax di def te nekkuma maire sax mooy tay ngeen fiy gis mbedd Thierno Ndiaye ba mbedd Fass ak mbedd Gaynde ak yeneen mbedd ñu fi def 5 kilomètres loolu président de la République Macky Sall moom moo son excellence Macky Sall moo nu ko may ñoo def plaidoyer soo amee maire boo xam ne nag moom xalaatul yooyu sax mënul def yooyu sax moom ci boppam loolu sa commune du am avantage mën a am yenn investissement yi te ñun suñu plaidoyer itam yemul rek ci nguur gi ci partenaire au développement coopération internationale ci fondation yi ci àdduna bi def ay jumelage tam ak yeneen mairie ci gox yu mag yi ñoo xam ne ñoo ñu ëpp alal fuuf te bëgg def jumelage ak ay communes yu mel ni suñu commune pour jàppale nu ci fànn su ne nag loolu ñun moo tax aussi ñu jóg pour defar yëmbal parce que fii lañ juddoo màggee fi yaroo fi kër gi ñu nekk di def suñu conférence de presse fii te mu nekk centre Sidi Hott ñu fiy former ay ndaw di fi joxe ay cours de rattrapage formation professionnelle di fi am bibliothèque ak salle informatique ak lépp ñu fiy daje kër gi am na ñeent fukki at ak juróom-ñeent maag moom ñoo tolloo maa ngi magee kër gi rek ñaari weer laa ko magee mais kër gi jagleel nañ ko waa yëmbal ba pare ma am ci tam sama appartement dëkk fii ci kaw di yeewoo fii di dem di liggéey contrairement à certains dëkkoon fi nekk fi nag ay maire loolu bëri na fi mais man nag fii laa dëkk ci yëmbal sawar fi nag dëkk ci yëmbal di jël train bi dem di liggéey di ñëwaat di ñaax ñëpp tam jël train bi ku bëgg a liggéey dem ñëwaat loolu amul benn problème ñun nag problème mu yëmbal yi nag dafa nekk problème yu rëy yoo xam ne comme ni ma ko waxee maire classique mënu ko defar am na ñu doon ne waa Amadou Hott moom dem na ma vice président baat la woon dem na fu ne ci adduna bi mooy ministre économie genre ministre bu mag la genre entre guillemets dafay presque wàccee boppam ñëw di nekk maire yëmbal sud loolu ñi koy wax danoo xeeb waa yëmbal te man xeebuma waa yëmbal te waa yëmbal tam xeebuñu seen bopp waa yëmbal sud danoo am fulla ak fayda fii ay mag ñoo fi sanc yëmbal def fi ay ñaan kilifa diine boo gis ci Sénégal fii wala tarixa boo fi gis am na say représentant fii ci yëmbal sud am na kër macha allah fii ci yëmbal sud ak tarixa nag boo mënta jël tam donc yëmbal dañ ko ñaanal yëmbal macha allah pour man ñaan bi nangu na lan moo des mooy waa yëmbal fagaru année bii jël maire boo xam ne macha allah wane na lu mu mën fu ne ci àdduna bi balaa macha allah président Macky Sall di ko wóolu indi ko fii ci Sénégal ndax mu jàppale ko ci liggéey bi nga xam ne moom mu ngi koy def pour Sénégal jëm kanam li ma fi indi mooy jàppale njiitu réew mi suñu leader président Macky Sall jàppale ko ndax suñu réew jëm kanam ci loolu nag mën naa si jàppalaale itam yëmbal sud ndax yëmbal sud ñu defaat ko mu nekk yëmbal sud bu bees ndaxte jàngoro yi fi am dafa bari du docteur bu ndaw moo mën a faj jàngoro yi li docteur la boo xam ne faj na ay jàngoro fu ne nekk généraliste nekk spécialiste mën chirurgie mën lu ne loolu mooy tax nga faj problème mu yëmbal sud ndax jàngoro yi nag dañ ko faj ci sunu programme bi nga xam ne ñu ngi koy def ma tudd accès mooy programme bu yëmbal bu bees accès mooy nga jot ci
ndaxte lu bëri waa Yeumbeul jotuñ si ñu indi programme boobu nag acronyme bi ACCE la A bi mooy assainissement C bi mooy cadre de vie nooy dundee nooy nekkee ci gox ak infrastructure beneen C bi mooy culture lépp lu jëm ci cosaan ci aada ak diine wante itam loisir ak sport mooy neex am bànneex quand même def loisir mooy foo tuuti ndax xale itam bëgg na loisir parce que soo liggéeyee nga stressé bëgg nga am loisir itam sa gox fi nga dëkk sport bi itam dafa am solo muy football bi muy lutte muy basket muy karaté muy judoka muy yateka ak lu mënta doon daal regretter leen dañ bëgg ñëpp voté ci jàmm ku mën sa morom nga def li nga war a def ku mën ci urne nga koy wane mais du wane ay doole ci mbedd bi wala di sànni ay xeer et cetera loolu du benn yoon te ñun danoo ñaawlu loolu ba fu mën a yem ndaxte Yeumbeul tam bu bees loolu da cee ànd pas de violence plus de sécurité kaaraanga gën a yokk ñu soppi xel yi ak xalaat yi comportement yi parce que soo demee na di def ay infrastructure ngay développer sa commune ba pare nag population bi tam toujours am yenn comportement loolu moom baaxul moo tax tam dañuy def plaidoyer en tant que maire nan def plaidoyer yu mel noonu def ay caravane sax di ñaaxtu population bi jeunes yi waxtaan ak ñoom que ñëpp vraiment am yenn comportement yoo xam ne yeneen commune dañu siy naw man sama yéene si Yeumbeul mooy lépp li nga xam ne lu baax la Yeumbeul jiitu ci excellence bëgg naa Yeumbeul jiitu ci suñu équipe football bëgg naa ñuy dem ba national di gagner bëgg naa sax ñu am fi équivalent d'équipe boo xam ne comme ay Jaraaf la wala ay GA wala yeneen équipe yu mag yi muy jóge fii si Yeumbeul UFI par exemple war nañ ko mën a jàppale ba mu mel noonu soobee yàlla lépp loo xam ne njàng la tam wala loo xam ne affaire artiste la wala lutteur la bëgg naa ñuy am ndam man li bëgg mooy Yeumbeul di am ndam dans tous les domaines te loolu war na mën a nekk il faut ñu gëm suñu bopp ñu xam ne kenn ëppalu ñu fi dara ñun ñëpp ñoo yem suñu juddoo quel que soit nag background bi nga am bi ngay juddoo yàlla ñëpp la fi nekkal donc da ngay gëm sa bopp am discipline wuti xam-xam ndaxte dem nañ fu ne ci adduna bi mais fii lañ juddoo fii ci Yeumbeul on est des Yeumbeul waa dem ba Wall Street dafa nekk ay kilifa yu mag ay banquiers yu mag te ñenn jóge ay pays développés yoo xam ne seen dëkk moo gën a avancé suñu dëkk mais loolu yàlla moo ñu ko defal donc doomu Yeumbeul bu ne am nga war nga mën a am lu mel noonu tam man loolu laa gëm donc na ko waa Yeumbeul gëm ngay jigéen ngay góor ngay mag ngay ndaw joxeel toujours le bon exemple donne le meilleur de toi-même incha allah mairie bi sera aux côtés des populations ñun on sera maire boo xam ne on est à côté de la population faciliter la vie pour la population moo tax mairie itam dañ koy moderniser dañ fay def digitalisation kuy wut carte d'identité kuy wut carte certificat de naissance wala ngay wut état civil en tout cas dañ koy digitaliser nga xam ne mun nga toog sa kër sax def sa demande mu fekk la fa wala nga imprimer sa bopp ak leneen ki leneen collecte des recettes de la mairie dañ koy digitaliser nga xam ne lépp day nekk dans la transparence 100% des recettes mu delluwaat incha allah ci waa Yeumbeul ma bëggoon tam def quelques annonces rek ne tey ba la sunu meeting de clôture incha allah ci terrain naataange mais avant dinañ def caravane bu fi jógee ay 14 heures yooyu dem ba naataange ñu def sunu meeting bu nice incha allah ci jàmm ñu wax fa li ñu fay wax xamal askan bi li nga xam ne mooy sunu programme expliquer lépp sant tam ñi nga xam ne jàppale nañu ci campagne bi mooy population bi militants yeeg ak ñi nekkul militant ak leaders yi responsable politique ak ñëpp daal ñi nga xam ne jàpp nañ ci suba ci aljuma nag incha allah takkusaan suñu jullee takkusaan ba pare dina remettre chèque boo xam ne président moo ko jagleel mosquée Laayeen bi nekk ci Yeumbeul te ñu bëgg mu nekk mosquée département Kër Massar macha allah chèque bu duuf la dinañ dem remettre chèque boobu benn cérémonie foofu incha allah ak yeneen dimbal yi nga xam ne tam ñeneen bëgg nañ aussi ñu jàppale aussi sunu mosquée boobu. man en tant que maire nag soxlawuma dara ci mairie ñi ma àndal soxlawuñ dara du salaire du carburant du oto du essence du dara képp tam ku ma nekk sama cabinet tam nga may liggéeyal directement naa wut feneen fu ñu la fayee fu dul ci budget mairie lépp ñu delloo ko ci askan bi lépp askan bi utiliser ko pour seen bopp te budget d'investissement incha allah mooy avant sama 5 ans yi di jeex budget investissement dina ëpp fuuf budget fonctionnement tey nag téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yëpp fonctionnement la boo da ngay fay salaire maire bi fi nekk otom essence am
ñi koy liggéeyal ci cabinet nangam et cetera loolu fonctionnement la ñun bëgg nañ nag ñun loolu dañ koy jaglelaat population bi soxlawuñ ko donc investissement dina ëpp fonctionnement fuuf balaa sama mandat bi di jeex peut-être même sur les 2 premières années foofu incha allah ndaxte investissement bi ñu war a def fii dafa rëy assainissement bi rek ay milliards la soo jëlee itam centre de formation bi et cetera ay milliards la dans le cadre partenariat nag avec état bi lëkkaloo ak état lëkkaloo aussi ak yeneen partenaires yi ma bëgg nag aussi ne février mars incha allah su ñu amee ndam dimanche bi liggéey bi dañ ko tàmbali ci saa si tàmbali naa ko sax balaa sax ñu nuy fal parce que am naa ci yaakaar macha allah mais février dinañ commencé def lampadaires yi ci yëmbal dina fi ñëw parce que wuti naa ay lampadaires pour Sénégal njaay yëpp yëmbal tam dina ci am wàllam comme toutes les communes dinañ ci am seen wàll incha allah man maa dama wuti saytu xaalis boobu wuti ko président moom ma dénkoon mission boobu comme nu ma dénkee mission wuti alal indi ci réew pour financer ay projet donc projet boo gis ñu financer coopération ñun ñoo ko fi indi ci Sénégal macha allah léegi nag li ma bëggoon wax aussi mooy route des Niayes itam dañ ko démarrer travaux yi ci mois de février bi mois de mars incha allah au plus tard mais yaakaar naa ni février war na mën a commencer route des Niayes ak yeneen tali yi nga xam ne ci biir yëmbal la nekk projet route des Niayes la juróom fukki milliards la ak juróom-ñett te président mayoon ko banlieue bi may ko yëmbal ndaxte tali boobu day jógee Liberté 6 dem ba Kër Massar jaar fii ci yëmbal incha allah donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant vraiment population yëpp ci li nu dalal parce que dugg nañ ci kër yi fu ne ruq yi dugg nañ fa mbedd yu mag yi ak fu ne ci yëmbal daal dugg nañ fa waxtaan ak askan bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant askan bi yëpp ci li nu dalal ci seeni ay kër di leen ci gërëm di leen sant ne di leen jox rendez-vous nag incha allah ci programme tey bi mooy meeting de clôture caravane suba tam ci Layeen ak incha allah ci élection yi ñëpp voté si jàmm teel a voté amul xuloo amul xiiroo amul ŋaayoo da ngay yeew suba teel sangu ba set dem sa centre voté tranquillement y a pas d'histoire nga dem ñibbi sa kër toog xaar sa résultat te am naa ci yaakaar tam à midi incha allah résultat yi dañ commencé xam que ne yëmbal choisir na yëmbal bu bees choisir na nag changement comme ni mu koy waxee rek midi keng mairie keng jërë ngeen jëf merci bandiraɓe